fa lañ ko fekk boo mbokkoon shahid la yéen waa Pikine Nord nag kenn demul ngeen des ndax ñun fekke nañu yu bari ci ay agression yoo xam ne bakken rot na ci waaye lii seen gox bi def tey gisuñu ko feneen wax dëgg yàlla njabootu Kiné Gaye yéen deseeletu leen dara njabootu Kiné ndax mobilisation bii mbeddum lëmm ngeen fatt ko délégué de quartier yaa ngi fi imam yaa ngi fi bàjjenu gox yaa ngi fi association sportive et culturelle loolu mbaaxu Kiné Gaye rek la kon ki fi jóge bu ñu sañoon yàlla bàyyi ko fi ba ci kanam mais suñu borom rek a xam lu tax mu def loolu kon balaa ñoo sori dinañu yeesalaat njaal sërëm yi fi taxawal léegi ak frère am yi ak nijaayam yi ak ki may dégg fan yi yëpp ci média yi muy naqarlu li am ak tëm xam lu bi autorité yi di tëm xam lu defe naa mooy moo nekk nii kii na ngeen ko ñaanal Algora Sène ndax alerte bi mu alerté moo jur lii tey alerte bi mu alerté moo tax Jamra ñëw ci jëmmu boppam tey yàlla na ko yàlla fay ndax leeral na lu bëree bari ndax moom yàlla daf ko nattoom mu nekk ci premier yi nga xam ne ñoo ñëw yem ci musiba bi force de sécurité yi nag dama bëgg yéen waa Pikine Nord bu leen yem ci di leen ñaanal ak di leen gërëm na ngeen leen jàppale parce que collaborer ak police pour xeex insécurité du affaire u délation lu normal la moom la waa Kër Mbaye Fall defoon daaw dafa am un groupe de narcotrafiquants trafiquants de yamba agresseurs dañu dem bari doole ba dootuñu nëbbatu di jaay yamba bi en plein jour bu dee suba teel wala nga guddee ñu agressé la ba jigéen ñi daan dem ci tefesu Yaraax di fa wut jën pour am lu ñu dimbale seen i waa seen borom kër di ko jaay di ci am dara ñemeetuñu teel a xëy it mag ña nga xam ne dañu daan fajaru di dem jàkka ragal ku leen agressé tax na ba ñemeetuñu dem lan la waa Kër Mbaye Fall def dañu jóg def li ngeen def bind nañu lettre préfet jurul dara bind ay lettre yu dul jeex commissariat jurul dara bind nañu lettre ministre de l'intérieur jurul dara waa liñ ci ragaloon moom mu jàmm ñaanuñu ko yàlla nag waaye tan xam lu moo koy indi moo tax ñu ngi avertir état lan moo mu jàmm Kër Mbaye Fall jeunes yi dañu créer benn brigade d'autodéfense daal di tendre benn embuscade le chef de gang narcotrafiquant dóor ko ay kuuru Baye Fall mu daw laqatu ji sa suufu ronu délégué de quartier ba tànk yi di dépassé ñu ñoddi ko génne ko daal di ko doggali comme ni ñuy reyee kaña loolu rafetlu wuñu ko waaye li koy indi mooy tan xam lu sant ñu kenn ngay fayu l'islam a ko jëkk bañ loi bi dafa ne nul n'a le droit de se faire justice soi-même mais état su bëggee fayuntoo bañ a am état na jël matuwaayam te bàyyi tan xam lu bi ni ko état mën a defee nag c'est très simple c'est très simple mooy na état dooleel takk der yox dëgg jàmbaar lañu gis nga ni ñu sécuriser koñ bi pour kenn bañ leen a déranger jàmbaar lañu waaye lu ñu jàmbaar te amuñu jumtuwaay ak matériel bu doy du mujj fenn kon nag première revendication Pikine Nord monsieur le président Macky Sall insécurité bi am fii jéggi na dayoo jot na nga utal leen commissariat central léegi nag du leen yem rek ci di sàkku commissariat central dama bëgg yéen ngeen créer ay brigade de vigilance ngeen dem di informer police régulièrement loo leen gis ci quartier bi leerul trafiquant de yamba yi ak ñi taxaw ci bopp koñ yi sol yi lunette xam nga ay lunette guddi ku ko sol sa affaire leerul dem leen ngeen signaler ko parce que police boo leen ko joxul information bi ci mën a liggéey kon nag yal na yàlla nangu ñaan yi fi ñaan yëpp naqarlu bi am na solo waaye dama leen di ñaan fa lay tëje ku ci nekk ci yéen boo ñibbee waxtu julli yi jeexagul tàkkusaan a ngi fi timis a ngi fi gée li ma leen di ñaan yomb na yàlla ku nekk nga fas ci sa xol yéene soxna Kiné Gaye daal di ko fi daawul benn fatiha ak ñetti ixlaas rek benn fatiha ak ñetti ixlaas kon nag Kiné Gaye yàlla na suñu borom yeesalaat yërmande ci kawam asalaamaaleykum wa rahmatullah
li nga xamante ne moom moo ñu dal incha allah te nekkul loo xamante ne lu ñu neex la waaye ndogal yàlla la waaye ni mu amee nekk na tiis boo xamante ne dëggantaan suñu réew mi ak suñuy quartier ñun ñoo war a jóg fajal ko suñuy bopp liñ koy fajee nag mooy yoon am na fi na nga ñaxtu li ngay ñaxtu ndax am na xadis boo xam ne tëddee na noonu boo gisee lu la naqari ñu ngi koy composé si ñett na nga ko faj na nga ko naqarlu ci sa xol mbaa ci sa làmmiñ mbaa nga wala sa doole ñun nag dañoo toll ci naqarlu ko ak suñu làmmiñ nguur gi mun ñoo dégg mun ñoo tinu ci li nga xamante ne moom lañ nekk tey loolu moo waral daje bi nga xamante ne moom lañ daje fii daje bi nag ku ñu gis bu ñu waxee ak bu ñu waxul suñu xol yi dafa naqari ba si kanamu yàlla macha allah ñu gën a ñaax njaboot ji ci di yarante képp kuy njaboot buñ la joxee njaboot defal sa kéemtalaay kàttan nga yar ko ni la ko diine islam santé sa kéemtalaay kàttan li ci des nag mbiru yàlla la waaye ku ne xam na ne réew mi ni muy doxee nii doxeewul ni mu war a doxee ngor amatul jom amatul liggéey am xaalis amatul liggéey gëm liggéey pour mën a am xaalis nekkatul ci kenn ku ne yaa ngi jàpp ne bis tey war ngaa yeew rek nekk milliardaire loolu nag mun na dugal doomu aadama ci lu ne te lu jëm ci doomu aadama nekk na loo xam ne lu rëy loo xamante ne di ko faat ëpp na loolu alquran dankaafu na ci nit ñi alquran wax na ci baat yi doy waar yoo xamante ne lu jëm ci rey doomu aadama tay ko fi ngay mujjee mooy dugg safara wa iyaazu billah te xaalidiina fiihaa la ci teg te xaalidiina fiihaa bu ñu la ko waxee rek mooy yow yaa ngi ci suuf sa pen la ba ma perpète lañ koy wax xam nga condamné à mort dootoo génnaat foofu loolu nekk na loo xam ne lu doy waar la imam nag olof yi ñoo xaw a doy waar moo tax ma jël micro bi di ko jot lil ci suñu kéemtalaay kàttan ak nu mu ko bëggee di leen wax ne ñun daal li ñu bëgg a wax ëpp na mais mënuñoo génnee lépp ndax naqar bi foo ko natt passé na ko maa ngi am ay appel fii ba Touba ak feneen ci gox yi fasantikoo yoo xamante ni ñu ngi naqar lu mel nii ak yeneen yi fii xew kon nguur gi bu fekkee mu ngi ñuy dégg incha allah nañu taxaw loolu lañ bëgg waxuñu quartier bi kecce waaye Sénégal gi yëpp dañoo bëgg mu taxawuñu ñi nekk si jàmm mënoo nekk sa réew te nekkoo si jàmm Serigne Touba radiyallahu taala anhu dee gannaaw bi ñu ko laajee àdduna lan moo fi gën mu ne jàmm ñu ne ko lu gën jàmm mu ne gisuma kon jàmm mooy tax nga tal lu ne boo nekkulee si jàmm sa xel du dal kon mbokk yi liñ bëgg a wax ëpp na lii waaye bëri na ñoo xam ne dañoo war a jël kàddu incha allah maa ngi waxee ci kàddu imam asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. jiital ci ñoom Algora ak ñi nga xamante ni ñëpp ñoom ñoo jël initiative bi ginnaaw bi jëye ji amee ngir naqar wi nga xam moo nekk ci dënnu waa Pikine ñu mën ko génne waaye itam njàqare ak tiitaange gi nekk ci ñoom ñu mën a yëkkati ay kàddu jëm ci li ko waral ngir ñaan ñi nga xamante ni ñoom lañ dénk ñu jël ci ay matukaay ba nga xamante ni dootuñu xaar ba jaan weesu ñuy topp watees gi di dóor ba dégg may wax loolu suñuy kàddu ci ñett la jëm benn bi mi ngi jëm ci ñun askan wi njaboot bi benn bi mi ngi jëm ci ñi nga xamante ni ñooy autorités locales yi muy maire Pikine Nord di maire Pikine Ouest ak maire Pikine yëpp beneen bi mi ngi jëm ci état bi lu jëm ci njaboot yi yaakaar naa ne Pikine amoon na grand banditisme mais foog naa ne ci taxawaayu waa Pikine ak taxawaayu takk der yi ak nguur gi loolu féete na ginnaaw ba tax na sax amaana moo tax bi liy amee ñu bëri jàpp ne loolu moo dellusiwaat ay agresseur ñoom ñoo def jéye ji waaye li ñu gis moom mooy lépp ci biir njaboot yi la xewee boo demee fële ñuy jaaree Siteu ak waa jàmm gën yi tamit ci biir njaboot yi la amee kon nag ñu war a xoolaat suñu bopp nun ci yar bi nga xamante ni moom la ñuy yar xale yi ak itam pression bi nga xam moom la ñuy teg ci xale yi rawatina xale yu góor yi kañ ngay takk jabar looy xaar xanaa amagoo liggéey ba tax ñu dugg ci loo xamante ni amaana moom mooy indi jël yu mel nii nañu yërëm xale yi gaa def ci ñoom jom waaye accompagner leen ba nga xamante ni li ñuy xaar ci ñoom amaana dina am moo gën ñu leen di teg ay pression yoo xamante ni moom mooy indi yenn comportement yoo xamante ni budul Barça ak Barsaq ci yu mel nii lay doon. li jëm ci li nga xamante ni moom mooy fii jëye ji amee place publique bii nga xamante ni moom mooy place publique Louis Diop yaakaar naa ne waa Pikine Nord yàgg nañoo joytu insécurité bi nga xamante ni
dafay am aux abords et à l'intérieur de la place bi du lieu du dortoir du foo xam dañ fi war a ñëw di nelaw waa gox bi ak tàngoor wi di ñëw ñoom ñoo fiy génn toog di féexlu dañ ko war a éclairer ba mu leer naññi tali bi il faut ñu éclairage public bi il faut que ñu parce que ñiy def yooyu agresseurs ak yooyu li leen di nekk seen premier partenaire moom mooy ñàkk éclairage public ñuy woo maire Pikine Nord di woo maire Pikine Ouest dinaa ci dellusiwaat ngir ñu éclairer sunu mbedd yi éclairer les grandes artères ba pare itam comité de vigilance yi nga xam ne initiative bu citoyen yi nekk ci quartier yi la ñu appuyer ko parce que loolu dafa bokk ci prérogative bu maire bi def ko askan wi jóg ñoom organiser wu pour gérer la sécurité au niveau de leur quartier maire bi yaakaar naa ne li mu war a def moom mooy def une gouvernance inclusive boo xamante ni dana tax mu boole leen ci ba dooleel leen en matériel dooleel leen tamit ci lépp luy intéressement pour que ñu mën a gën a taxaw ci sécuriser quartier yi waaye mbir mi fii la xewee Pikine Nord waaye Pikine gi yëpp fi mu ne nii ñoom ñoo nekk ci njàqare ak tiis ak tiitaange tey Pikine booy xool point yi gën a soo te ay agression di fa am ay këf ay téléphone ak yeneen ak yeneen buntu Pikine la booy xool ak fële di fi ñu tuddee technopole bi ndaxte ay jamono amoon na fii ci essence tali mag bi waaye waa gox bi ñoom ñoo jóg xeexal ko seen bopp ci fulla ak ci fayda boobu lañ tàqali ko ay agresseur ñuy woo maire Pikine Ouest moom itam mu def assurer éclairage bi ci bretelle boobu noonu la route du Précole ba ci technopole ba ndaxte fu amul lëndëm fu amul ay niche yaakaar naa ne agression mën na fa bañ a ñàkk waaye bu dee dafa lëndëm nga boo fay dox sax fit du dal ndaxte insécurité am na waaye sentiment d'insécurité am na te li koy jur moom mooy éclairage public bu manqué loolu am na ci ñuy woo le maire Cheikh Diop le maire de la commune de Pikine Ouest mu jàppale ñu jàppale askan wi jàppale waa Pikine ñëpp ndax ñëpp fay jaar lieu de transit la ci éclairer zone boobu noonu beneen bi muy buntu Pikine ñi fay këf ay téléphone ak di fa agressé ñu yokk éclairage ba pare également yokk patrouille yi foofu noonu foofu nag damay ñëw ci état bi mooy lan mooy ne département bu toll ne Pikine nga xam moo jur Guédiawaye Pikine moo jël Kër Massar tey Guédiawaye am nañ seen commissariat central Guédiawaye am nañ seen préfecture Pikine ma nga Guédiawaye caserne sapeur-pompier bi nga xamante nii moo fi nekk ma nga Guédiawaye te li nga def moom mooy Guédiawaye dafa bokkoon ci Pikine waaye en 1992 bi ñu détaché bi Guédiawaye de Pikine fa lañ bàyyi infrastructure yëpp moo tax nag ñun li ñu bëgg moom mooy ñu defar ñu un commissariat central fii ci Pikine ba pare renforcer ko en matériel renforcer ko en logistique renforcer ko tamit en effectif ndaxte commissariat d'arrondissement bi baax na commissariat d'arrondissement bi nag ginnaaw raay baax na waaye war nañu mën a jël beneen commissariat d'arrondissement def ko fële ci Dalifort ba pare fii nga xamante ni fi leen def arène nationale bi nga xam dafa nekkoon suuf mu tolloon 16 hectares bu 67 ñu jël 6 hectares 67 yi def fa lii di arène nationale mu des 10 hectares ngal la waay ñun li ñuy laaj bariwul nañu jël li tolloog brigade gendarmerie du Foire muy 3300 mètres carrés c'est plus 33 hectares ñu defal ñu fa un commissariat central moo gën ñu fay wax ay centre commercial wala leneen ñu defal ñu fa un commissariat central boo xamante ni dafa am effectif yu permanent ba nga xamante ni violence bi nga xam ne lamb ji da koy généré ak sibool yi booy di def ci mbedd yeeg yooyu bu ko defee loolu ñu mën koo endiguer loolu moom la ñuy wax état bi mu defal ñu ko balaa loolu commissariat Pikine bii ay jàmbaar lañ ndax gis ngeen ni ñu diligenté enquête bii nii opinion bi yëpp dañu mettroon nit ñi ci pistu agresseur waaye ñoom seen professionnalisme moom moo leen may ñu jël recul critique bàyyi piste agresseur fexe ba xam ne ki ko def moom mooy ki nga xamante ni moom la doon liggéeyandool ñi ciy sant di ci félicité di ci tàngagal waa police u Pikine di ñaan tamit ñu renforcer leen en matériel renforcer leen également en effectif parce que commissariat bu d'arrondissement bu toll ne Pikine ñaari brigade de jour rek a fa am benn brigade mooy liggéey tey beneen bi liggéey suba loolu yaram antanu ko te loolooy tax du ñu mën a wàccoo ak liggéey bi nga xam moom lañuy xaar ci ñoom beneen bi ñaari oto rek lañ am ñaari oto patrouille ñuy wax état bi ñuy wax ministre de l'intérieur ñuy wax directeur national de la police nañu jàppale suñu alkaati yi nga xam ne ay jàmbaar lañ yokk leen matériel yokk leen effectif ba nga xamante ni lépp loo xamante ne daal ci waa Pikine ñoom lañ ko mën a fagal loolu yaakaar naa mooy li nga xamante ni dajul ci waa Pikine li ñu am ci ay mébét jëm ci seen sécurité waaye loolu yaakaar naa bu ñu taxawee insécurité dina wàññeeku ma leen di sant di leen gërëm